Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu bisimila ci xibaar yi. ñu daal di koy nag doore ak lu aju ci état bu couvre-feu bi ñu daal di nag nemmeeku gis nañ ne nag voyageurs yu bari daal nañ ci am problème wala jafe-jafe bloqué nañu ñenn ci bët saxlumu réew mi rawatina foofee nga xam ne mooy wetu Koussanar gannaaw ba ñu bàyyi ko Ziguinchor fekk na nag dogal bi génnagul boobu ba léegi ñu ngi leen fa daal di nag rank dinañ ci dikk ci ndorteelu xibaar yi lay doon police nationale di daal di nag génne bataaxal ngir daal di wane rek tolluwaayu état d'urgence boobu le couvre-feu bi daal di nag def càmbar yi ñu ca daal di nag amal itam ak yenn ci ay xeetu jumtuwaay yi ñu gën rek dooleel rawatina barab yi nga xam ne Carrefour la ak yeneen patrouille bi gën dañ koo daal di nag dooleel ñu ngay ñaalu nag yenn doxalin ci wàllu askan wi daal di braver leneen liñ ko daal liñ leen daal di tere waaye itam police yi nga xam ne léeg-léeg ñu teg violence ñii di askan wi loolu waral sax kuréel googu di association bi ëmb juriste yu Sénégal di ñaawlu boobule doxalin jàpp ne ay nit yu ñuy teg ay métit li ni mel daal waru rek jàll ndax ñu ci bari nag daanaka liggéey la ñu bàyyi ko woon rawatina sax ay personnel santé yooyu yëpp dinañ ci jóge ci jotaay wax sa xalaat bi ñaareelu bésub couvre-feu bi ak askanu Ndakaaru nañ ko dundee Amadou Moustapha Dieng lañ ciy daal di àndal Saint-Louis moom ñu ci bari tegoon nañ leen loxo ba ñu garder leen à vue ci ëllëg sa lañ leen daal di nag bàyyi tey jilee dinañ doxantu ba ci diwaanu Ziguinchor foofu dem beeg dikk bi moo daal di nag gàllankooru Kaolack moom foofee état d'urgence bi tax na dem beeg dikk bi ñoom itam daanaka am li ci bari daal di ci gàllankooru waaye itam li aju ci patrouille ñu daal di nag def ak ñi ca daal di nag teg loxo bilan bi dinañ ci daal di addu dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñuy dikk nag ci jotaay bu mujj bi di ubbi antenne bi ci wàllu wax sa xalaat Alioune Badara Socé moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi nees kis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi ñu door rek nag ak état bi ñu duppee nag couvre-feu ak état d'urgence bi jamono jile ñu gis ne ñu bari ci ay nag way tukki jamono ji dañ leen bloqué ci yoon yi moo dal li war a toll ci juróom benn fukk ci ay nit ñu bàyyi ko woon Ziguinchor laata nag ñuy jël dogal boobu ca Koussanar la leen dogal bi fekk ñu daal di leen fay nag bloqué fanaan nañu foofu ca jawbe ñooñu nag la ñu sàkku jabaru jile mooy ñu may leen ab dérogation bu ko defee fa ñu jëm daal ñu daal di fay yegg laata ñuy tàmbale doxal dogal bi ci ñoom kii di Benoît Mendy kenn la ci ñoom ñu déglu kooku Amadou Moustapha Dieng. ñun démb la ñu jël bus Ziguinchor démb ci fajar ñu ne xaaral ñu génn bala comme ñun ñu ngi dëkk Dakar pour ñu ñëw balaa situation bi di gën a compliqué quoi mais malheureusement on a pris un bus le bus bi tombé en panne ñetti yoon. loolu moo tax finalement ñun Diaobé la ñu fanaan. finalement ñu négo kii foofu ak gendarme yi après ñu envoyé ñu ne ñu continuer suñu voyage fi leen ñëw ba Diaobé ñu fanaan tey ci suba nag la ñu xëy pour continuer suñu voyage mais bu ñu ñëwee ba Tamba passé Tamba tuuti Sinthiou xaw ma ne Malem la ñu wax xaw ma après foofu ñu arrêté ñu foofu et puis ñu ngi nekk ci bus bi ak ay xale yu ndaw ak ay jigéen tu vois conditions yi demee noonu xam nga dëkk bi dafa tàng fi amul ndox boo duggee ci kër yi sax pour ñaan ndox duñu la recevoir tu vois bon vraiment la situation vraiment elle est compliquée situation bi métti bon tey wéccet yu ñu yoroon tamit deseetuñu wéccet parce que dañuy obligé jënd ndox jënd lu nekk loo bëgg a lekk ay gerte yooyu rek la ñuy lekk fu mu nekk vraiment situation bi dem et puis comme dañu ne virus bi aussi il faut que ñuy raxasul tout le temps da ngay xool ku sangul depuis démb ak tàngoor bi nekk fii ba heure bii te fu mu nekk nii dara wóoruñu ndax dañuy dem wala du alors looloo taxoon tey ñu dem ci sous-préfet waxtaan ak moom expliqué ko après mais mun nañu daal vraiment moom affaire yi daal ñu ko doole parce que moom mënul décidé daf ñu ne nañu ñëw ñu waxtaan ak les gendarmes là waaw mais moom vraiment affaire bi moom mënu amul ndogal ci loolu te le gouverneur il est à Tamba déjà fan ngay jëlee oto pour dem fi ba Tamba dafay sori déjà xaalis wéccet bi deseetuñu wéccet bon famille xale yi fii ñu ngi jooy bon léeg-léeg ñu defee avec seen tuba yi pour nettoyer leen yooyu yëpp dafay nekk problème daal loolu daal mooy wax bi quoi. léegi yéen c'est loo leen bëgg fu mu nekk nii. loolu li ñu bëgg daal dañu new ñu su fekkoon par exemple comme transport interurbain bi lañ ne warul am léegi su fekkee mën nañu jëlee fii ba Kaffrine le gouverneur de Tamba mu wax ak naataangoom bi nekk Kaffrine comme ça moom it mu jël benn dogal boo xam ne dañuy escorter ba ñu mën a jóge fii parce que sinon chaque fois fu ñu egg ñu téye ñu te loolu aussi du nekk solution te xam na léegi 20 heures léegi mu jot déjà tout à l'heure ci ville bi fii ñu gis famille ñu nekk ku nekk ngi arrangé bagage am dina dañuy daw balaa 8 heures di jot ak yooyu daal mooy problème ñun daal ndimbal la ñuy ñaan vraiment jóge ci situation parce que situation dafa métti passer encore la nuit fii day métti. ñaata ngeen. ah bëri nañu parce que ñun déjà waaw bëri na parce que déjà ñun bus bu ñu yoree war nañ mat foofu une 60aine de personnes.
ñu daal di dikk nag communiqué bu police nationale ñoom ñi nga xam ne nag ne ñu dañuy doxal décret présidentiel bi nga xam ne moo fi samp état d'urgence ak yenn ci ay mesures administratives yi mu daal di nag àndal police nationale nag ne ñu jël nañ jumtuwaay yëpp yokk matériel yi ak nit ñi bu ko defee la leen ca war ci liggéey ñu daal di koy amal rawatina ci carrefour yi ak patrouille yi ñuy def ci dëkk bi yëpp waaye nag ñaawlu lañu moom police ñenn ci nit ñi nga xam ne dañuy rek doxal lu ajuwul ci wàllu citoyenneté te mooy rek lànk lañ leen di tere ci rang police googu itam am na ñoo xam ne seeni la ñu doxalee daanaka lu excessif la jéggi na dayoo ba tax ne ñu daal jël nañu matuwaay yu ànd ak rigueur bu ko defee daane ca war ñu teg leen ko police nag di woo ñëpp ñu daal di sàmmante ak seeni responsabilité bu ko defee loi yi ñu daal di nag teg ñëpp daal di ci rek yem looloo waral itam waa AJS mooy kuréel googu nga xam ne nag moo ëmb juriste yu Sénégal association juriste yu Sénégal ñoom nag daal di yëkkati seen baat ñoom itam ci doxalin bi nga xam ne police def na ko ñu daal di koy ñaarlu lool nag jàpp nañ ne nag acte yooyu ñu def ci ay góor ak i jigéen ba ci ay personnel yoo xam ne ci wàllu santé la ñuy rek liggéey ñu jàpp ne nag ajustement yooyu la woy takk der yi daal di nag def li ni mel jotewul dara ak virus buy daal di nag contaminé nit ki ñu gis ne nag mbir moomu lu garaaw la situation boobu ba tax nag AJS daal di wax ni woo askan wi rawatina ndaw ñi ñu daal di fexe nag wàllu civisme ñu doxal ko te mooy rek lañ leen di tere ci wàllu xeex coronavirus bi ñu daal di koy rek def waaye itam ñi ngi woo di woy takk der yi fexe ba jëfe rek lañ leen sant ndax nag dóor bokku ca loolu la AJS daal di nag xam le ne ñu daal bu ku ci nekk yemee ca la loi daal di samp bu ko defee feebar bi daan ko dina yomb mim réew ñaareelu bésu couvre-feu bi fii ci Ndakaaru askan wu bari itam daanaka ñu ngay defarwaat bu ko defee laata juróom-ñetti waxtu jot ñu daal di nag pare ba ñibbi seen kër donte nag wàllu dem beeg dikk bi transport bi daf leen di nag posé jafe-jafe la ko waral mooy place yi nga xam ne nag bareetul ñu koy jël ci oto yi waaye itam distance yi nga xam ne itam ba tey dañ ko daal di wàññi loolu waral ñuy sàkk woy takk der yi daal leen comprendre ci wàllu woowu bu ñu tardé ci yoon wi ñeneen ñi jàpp ne daal lu mu mënte doon teel a wàcc moom ngir ñibbi seen kër dinañ ko amal laata ñu leen di fekk ci mbedd yi Amadou Moustapha Dia. teel a dakkal sa liggéey teel a ñibbi teel a yegg sa kër laata ngay tardé wala takk dere di la tër di la dóor yu tar. maa ngi gën sànc da nga wàcc yow. mu mel ni tey askan wi dajal fii ci Ndakaaru dañu ko waxante seen biir ku nekk yaa ngi jëm ay pexe teel a wàcc ngir daw ñibbi waa jëlee moom ouvrier la mi ngi nii di doog a génn ci chantier bu mu nekkoon nga war a dem nii ba Bargny. parce que comme que couvre-feu bi pour nga am oto pour yegsi fii ay 9h nga fi yegsi ginnaaw bu mu waxee loolu rek daal di kiy toftal di ñaawlu dóor bi takk de doon dóor lenn Sénégalais yi dem ba ci guddi muy xam le ne Sénégalais yooyu le nekkul dañoo dëgër bopp waaye problème mu transport moo tax ñenn ñi dañuy yéex ci yoon bi ba 20h fekk leen ci. non man gisuma ne loolu yor na maanaam. parce que démb bari na woon encombrement am na ñoo xamante ne comme man bi may yegg bari c'était à 19h30 kon donc ki war a yegg jëm ñaaji war a sëbi kotaan kon donc 20h naka fekk ci yoon bi seulement cause bi yëpp loolu la mais du question ne ñoom dañuy ñëw pour indi benn impolitesse boo xamante dañ koy instauré maanaam li ñu jiitu réew ma ñoom ànduñu ci seulement gàllankoor bu leen def si yoon bi la rek boo xamante ne moo leen téye tënk leen loolu dal leen ñu dajeek nag force de l'ordre. lu ni mel mu mel nii dañu am firnde bi ndax kat 16h moo jot jamono jilee waaye benn oto Dakar dem dikk wala bis tata doxatul. amul sax bu jóge fii def nii te heure bi normalement dafa teel. te moo ne day mbedd maa ngi ne xus ay nit ñoo xam ne ñu ngi bëgg a ñibbi seeni kër te soo moytuwul daañu tagga tembe. ci noonu ñenn ñi nga xam ne seen poste diis na dañuy fexe ni ñuy cotiser daal di jël taxi waaye lu ni mel léeg-léeg du pexe ndax kat taxi yi dafa am limu nit yu ñu war a mën a jël. te foo jëm Siri Vende si pharmacie. ñeneen ñi nga xam ne nag seen poste diisul ñoom dañuy mujj daal di dox. ni daal la Sénégal yi di dundee jamono jile couvre-feu bi nga xam ne dafa mel ni xeetu daw dem la balaa ay dóor di la ci fekk. ñeneen yi nga xam ne am na la leen ca fekk mooy ña ñu teg loxo fukk ak juróom-ñeent lañu ca Saint-Louis lay fi xewe ci ñaari fanu nag couvre-feu googule ñooñee ñu daal leen defal garde à vue ba ci ëllëg sa lañ leen rek police mujjee bàyyi ñu daal di nag ñibbi police di leen woo itam ñu daal di coopérer ak la leen loi bi daal di samp la ca des mooy yeneen i matuwaay moom jël nañ ko rawatina lu aju ci wàllu rassemblement yi ak yeneen Saint-Louis Yves Tendeng.
jafe-jafe yu taratar la ñi nga xam ne ni ñoo tàmmoon di guddee tëdd di jànkonteel jamono ji fii ci Ndar ginnaaw couvre-feu bi nga xam ne ni njiit yi tëral nañ ko ñoom ñi le daanaka alkaati yi meetuñu leen dara rawatina ci guddi altine jàpp talaata ak it ci guddi talaata jàpp àllarba nga xam ne ni bëriyoon na ci ñoom ñi nga xam ne ni ca commissariat lañu fanaan ñu toll nag ci fukki doomi aadama ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ni waa police teg nañu loxo ci ñoom ci ñaari guddi yooyu le te ñu daal di leen placé en garde à vue ci commissariat central bu Soor fii ci Ndar ci mujjanteel gi ñu daal di leen bàyyi ginnaaw bi ñu fanaanee ci biir commissariat boobule waaye kenn fayul ci ñoom ay amende forfaitaire mu mel ni daal guddi yi dootul neexati seeni boor ni ko gouverneur bu Ndar di Alioune Aïdara Niang di xamle ci kàddu yi le période d'exception dafa am li nga xamante ne moom la ñëpp war a mën a comprendre mooy la woon wan na dox ba fajar mënatul la nekk moo tax président tëral couvre-feu état d'urgence bi bés bi yëpp la waaye couvre-feu bi de 6 heures du matin la de 20 heures à 6 heures du matin. waaye daal ak nu mënti doon waa police daanaka nemmeeku nañu ne ci yeneen i dogal yi nga xam ne ni njiit yi jël nañu leen ñi nga xam ne ni ñooy askan wi respecté nañu leen. bokk na ci dogal bi nga xamee ni day tere borom oto yi ñu surcharge waaye itam dogal bi nga xamee ni wane na ne war nañu tëj lii di baar yi restaurant yi marché yi ak ñoom seen ci ay waxtu yi ñu daal di tëral ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves jaajëfal ko ñu dem Ziguinchor foofu Covid 19 bi ñoom it tax na ba secteur transport bi foofee daal di lompoñ gare routière ba ne ñu aj nañu lépp lu jëm ci transport bu bàyyeekoo diwaan dem beneen i diwaan ñu ci bëri seen i oto dañ ko daal di nag gaare teg dawalkatu moto Jakarta yi itam daanaka li ni mel la ñu def moo tax wàllu transport bu foofu jàpp nañ ne mu ngi ca sukaraat Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi. dem bi ak dikk bi wàññeeku na bu baax a baax ci garage bu Ziguinchor gannaaw dogal bi nga xam ni moom la njiitu réew mi jël ngir xeex jàngoro jooji ñuy woowe coronavirus li ni mel li koy firndeel mooy kaddu yi nga xam ni moom la Ousmane Thiam secrétaire général communal bu dawalkat yi nekk ci commune bu Ziguinchor rotal. tëj nañ tableau yëpp gare routière yi tableau yu nekk ci région yi Kolda Sédhiou Vélingara Dakar Kaolack yëpp la ñu tëj kenn du yeb boo yebul doo am foo doo am oto boo yóbbu voilà donc lii la quoi. waa décision bi métti na manque à gagner sur au plan national ñun nag suñ karange suñ wér-gu-yaram moo ñu gën a lu ne soo déggee da ngay liggéey da fekk nga wér donc wér-gu-yaram boobu di état di instauré pour ñu obéir ko vraiment on s'en réjouit. tukki bi itam ci diwaanu Ziguinchor donte sax dàkkul waaye dafa wàññeeku bu baax a baax Ismaïla Badji di kenn ci rare chauffeur yi nga xam ne ñoo nekk di def navette bi ci diggante Ziguinchor ak Bignona. waaw sama xarit yëpp taxaw nañu mais man rek maa fi nekk di daw fu mu toll nii mais na nit ñi dem rek parce que bëgguma nit ñi am na ñoo xam ne tamit situation yi dafa métti te nguur bi comme lu mu wax ba léegi gisaguñu dara aide bi ak yooyu. franchement dañuy taxale dafa métti trop. oto bi 18 personnes la mais 9 personnes rek la yeb fu mu toll nii moom laay demee ñëw boo solee si gasoil 3000 francs 9 yi ñaata la boo calculé 6000 ay 5400 la boo solee 3000 presque 2400 ngay am boo si mayee ñi doo am dara. ñu sacrifice rek di dem nii rek parce que bëgguñu tamit di xool nit ñi toogee nii client yi def suba bi dafa métti il faut nga muñ comme fii nga dëkk. foo nga jàppale leen dañuy ñaan moom kay nu ko yàlla di def rek yàlla na yàlla jàppale nit ñi rek affaire bi wàcc mais métti na franchement. dogal yooyu nguur gi jël ñi nga xam ne ñooy dawalkatu Jakarta yi muccuñu ci ñoom nag dañ leen tere yàpp ba tax sax ñoom ñu mujjee gaare seeni moto Jakarta ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. benn ñu dem Kaolack bés bu jëkk état d'urgence bi foofu itam chauffeurs yeeg transporteurs urbains yi ñoom nag may nañ leen autorisation ngir ñu daal di def wàllu dem beeg dikk bi waaye duñu weesu lu ëpp ñetti client ñi nga xam ne nag ñooy dawalkatu moto Jakarta yi ñoom nag nee ñu daal amatuñu dara bi yëf yi amee ak léegi ndax nag chiffre d'affaires bi bu fekkoon junni la ñuy am daanaka juróomi téeméeri sax amatuñu ko ba tax ñu ne mbir mi daal perte bu mag la leen daal di indil mënatuñu sax daanaka satisfaire seeni njaboot Kaolack Mamadou Camara. ci Kaolack fan bu njëkk bi nga xam ne pour état d'urgence bi ñu liggéey ci ba li nga xam ne moom mooy feebaru coronavirus bi daldi bañ a lor askan wi
tàmbali na am yenn jafe-jafe ci biir kër yi bëri nañ muy dawalkati ay moto Jakarta yoo xam ne yi ñoom taxi la ñuy def ci seen moto yooyu la ñuy suturlu ba am lu ñu yóbbul seeni njaboot ñoom yaakaar nañ ne ndogal bi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko werante wuñ ne baax na lool ndax dina leen aar ci lépp lu jëm ci wàllu jàngoro yi Covid-19 waaye nag li ñu nemmeeku ci bés bu njëkk bi mooy lañ daan am wàññeeku na bu baax a baax te dinañ am jafe-jafe jàppale seeni njaboot Samba Ndaw moom dawalkat yi moto Jakarta la. métti na trop parce que lii moom d'accord baax na parce que suñu santé la pour suñu santé la mais nag vraiment métti na parce que buñ man dama préféré woon sax fekkee ne arrêté bi ñu jël dañoo waroon wax Jakarta man bu nekk bu yebee client na porter masque ak client porter masque mais Jakarta man bu ñu liggéeyee moom day métti parce que ay père de famille lañ ku ci nekk boo wàccee da ngay yóbbu sa kër dépense te vraiment tey moom jaar rien tey moom dara amul liggéeyuñ defuñ dara bu ko nee nii moom dana métti ñun trop moo xam naa ak feebar bi rek prévention la peut-être mais métti na daal buñ waxoon ñu solay masque mu baax mais waxuñ masque waxul dara daal ñaari daal la ñu interdit ñaari nit kenn nit daal yow mi dawal mais dañoo interdit pour ñaari nit quoi moo tax métti na moom vraiment day métti moom parce que boo wàccee ñu nga war a joxe dépense parce que comme man damay joxe chaque jour 2500 te tey 1000 francs sax wuma ko day métti bu ko ne day xaw a doy war ñu seetaat affaire yi quoi bu ma sañoon daal ñu seetaat affaire yi changé ko ñoom dawalkati moto Jakarta yooyu nee nañ ànd nañ bu baax a baax ndax nag day aar askan wi waaye nag ñu leen di ñaan ñu gën a xalaataat wala boog seet naka lañ leen koy oyofalele pour ñu mun a am as tuut doo xam ne si danañ ko mun a yóbbu kër ga suturlu si Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ñu daal di desandi foofee ca Kaolack ndax way takk der yi ñoom nag mobiliser nañu lu war a toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom ci ay éléments ci seen nag bés boobu ñu duppee état d'urgence bi ak couvre-feu bi teg nañu loxo juróom-ñeent fukki nit ak juróom-benn laata ñu leen di nag bàyyi fukk ak juróom ci ay oto yu ñu daal di nag taxawal waaye itam yeneen i moyens transport yi nga xam ne ñu ngi doon rek bëgg traverser ñu daal leen téye foofu ca. biir barab ba dalaloon gouvernance ci fajar gi sax lañ leen mujjee bàyyi rek ñu dem commandant Babacar Mbaye bu corps urbain bu commissariat central bu Kaolack di def bilan bi ñu déglu ko ak Mamadou Camara. sant yàlla sant également suñu kilifa yi. sant particulièrement aussi commissaire central Kaolack ji moo ma jox sañ-sañ ma wax ci turu commissariat central de Kaolack fii nii à Kaolack boo xoolee ñi gën a bari ci askan bi xam nañu lan moo tax kilifa réew mi jël ndogal yooyu ñu bari xam nañ ko waaye jafe-jafe yi dafa féete woon rek ci ñi nga xam ni ñoo jógee woon ci yeneen dëkk yi par exemple ñi nga xam ni dañoo jógee dans les autres localités jógee fa yenn heures yi nga xam ni heure couvre-feu bi commencé wul woon ñu egsi fii nag avant ñu egsi dugg Kaolack fekk couvre-feu bi commencé yooyu bokkoon ci jafe-jafe yi bari woon ñi nga xam ni surtout ba ni soo commencé ci heure bu njëkk bi bari woon ñu teg loxo ndaxte ñenn ñi ay dawalkat oto nañu ñenn ñi ay ndaw lañu yu nekk ci biir dëkk bi di dox jot nañ ci am daal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak lu topp ñi nga xam ne jot nañ leen teg loxo ak fukk ak juróom-ñeent oto yi nga xam ne téye na leen fii démb loolu daal noonu jotoon am comme résultat amoon nañ téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñi nga xam ni ña nga nekkoon ci liggéey bi donc amoon na ay policiers yi nga xam ni ñaari commissariat yi la am na ñi nga xam ne ci GMI nañ jógee waaye tamit amoon nañ également waa armée bi ñi nga xam ne ñëw nañ jàpp ci liggéey bi nga xam ne loolu moo ñu permettre quand même ñu mën a nekk ci fépp fi nga xam ni jàpp nañ point yu sensible la pour nga xam ne population bu ñëwee rek dinañu gis xam ne ñoo ngi fi quoi loolu daal bokk na ci lu dimbal bu baax. ñoo daal di desandi ba tey foofee ca diwaanu Kaolack ndax brigade territoriale bu gendarmerie bu Kaolack nga xam ne kii di commandant Abdou Cissé moo ko daal di nag jiite daal nañuy teg loxo itam ñaar fukk ci ay oto ak i camion foofa ca croisement bu Passy Covid 19 bi ca Mbour ñu daal di ci wax autorité yëngu ci wàllu nag kër docteur lépp la ñuy mën ñu ngi koy daal di def ngir virus bi ban rek law def nañu campagne yoo xam ne dañuy setal li place publique yi marché yi gare routière yi ba ci mairie nekk ca département ba autorité médicale yi nag la leen gënal mooy te ñu wax ko askan wa mooy ku ne na des ci këram. Mbour Babacar Sow. ngir xeex ak Covid 19 jëruñu ngànk ndogal yi ci wàllum wér-gu-yaram ci département bu Mbour taxaw tembe ngir feebar bi bañ a law ci askan wi lëkkaloog préfet bu département bi ginnaaw bu nga xamee ni nemmeeku nañ ni am na wàllante ci diggante askan wi loolee tax na sax ñu taral xeex bi bépp béréb bu nga xamee ni doomi aadama dina fa dem te mënuñu ko moytu service d'hygiène ànd ak waa kër docteur
daañu fa dem ngir rey doomu jàngoro bi mel ni maire yi gare routière yi ak marché yi nekk ci département bu Mbour waaye takki dar yi itam daañu dugal seen loxo bu baax a baax ci xeexu faagaagal Covid-19 suñ sukkandikoo ci Fatma Fall jëwriñ ji yore wàllum kër docteur ci département bu Mbour. ci xeexu coronavirus bi waa service d'hygiène dañu lëkkaloo ak mairie yi ci njiitu préfet pour mën a pomper marché yi mën a pomper gare routière yi ndax xam nañ ne gare routière yi foog nit ñi di tukki ci biir dëkk bi marché bi foog nit ñi di ndugg dajaloo dafa am ñaareel ba ay barigo yoo xam ne képp ku ñëw ñu teg fa ndox ak saabu képp ku ñëw di nga mën a raxas su ko defee doo jëlee foofu dara di ko dugal ci sa biir kër ci sa njaboot loolu daal mesure d'hygiène la ñu ya boole si fépp foo xam ne fii cas am na fa service d'hygiène dina dem dana pomper kër ga dana pomper oto ba ak lépp loo xam ne li jumtukaay la boo xam ne mën naa tax ba wàllante bi am dinañ ko tàmbali si district bi yëpp joxe nañu produit dalee ko Geexoo ba Ñaani ak Somone Ngaparu ñëpp joxe nañ produit et dinañ ko def ci fépp. ngir ku nekk toog sa kër ci jamono ji itam am na ndaje bu am solo boo xam ni amal nañ ko ak préfet bi di loo xam ni dina am solo lool ngir faagaagal coronavirus bi ci département bu Mbour Ndeye Fatma Fall ICP bu district sanitaire bu Mbour. confinement bi ku di ne tëyeel ay xale kon nag ku nekk boo defee ragal naa ne xale yi ñu ngi ak seeni njaboot bu xale amee feebar bi wala ku nekk xam na ne troisième âge yi mel ni man la gën a sonal kon nag ñu ngi leen di ñaax ñu téye xale yi su weesoo loolu borom kër bu nekk pour aar sa njaboot nga xalaat xale yi duñu soxla génn but may ñaax ñëpp parce que xeex bi xeexu ñëpp la képp kuy sóor boo yokkee tuuti ci sa sóor xale yi duñu soxla génn kon nag ñuy ñaan yal na fi yàlla jële feebar ku amul soxla bu jàmm toogal ca sa biir kër. Babacar Sow dañ ci jokk ak yéen fii ci diwaanu Mbour pour Sud FM. Babacar ñu dem ca commune bu Médina Sabax ak Ngayène Sabax ca arrondissement bu Médina Sabax googee ca département bu Nioro ñoom nag teg nañu ab comité communal boo xam ne coronavirus bi moo koy saytu bu ko defee mu bañ rek jéegaani ci frontières yi budget fukk ak juróomi million lañ ca daldi nag xayma ngir rek jàmmaloog pandémie boobu waaye maire ba nee na frontières yi daanaka jàll ko dafa daldi nag yomb moo tax faaw ñu dooleel ko ci wàllu matériel ak nit ñu xereñ Ousmane Gueye mooy maire ba ñu déglu ko Mamadou Camara. feebar bi am na Sénégal ñun nag ñoo bokk jege frontière bi commune de Médina Sabakh donc ñun la liggéey bi gën a métti ci ñun parce que fermé nañ frontière bi te ñëpp xam nañ ne diggante Gambie ak fii pratiquement même peuple ñu bëri Farafenni la ñuy demee duggee waa Gambie aussi dañuy ñëw Médina Sabakh Kër Ayib benn réew la benn peuple la ku dëkk fii am na mbokk fële donc bu boobaa yi am na mais situation bu amee rek nañ ko jëlee nu mu comme Gambie frontière bi dañ ko tëj il faut ñu respecter fermeture bi alors gis nañ ne tey bëri na ay nit ñi nga xam ne dañuy bàyyi poste Kër Ayib ca frontière ba dugg ci àll bi da dem da ñëw te loolu moo gën a garaaw parce que ñuy dugg doo xam fu ñu jógee ñuy dem aussi xamoo fu ñuy dem donc loolu wóorul moo tax dañ demande population yi ñu buñ kenn dugg Gambie bu waa Gambie aussi ñëw Sénégal buñ ko jaaralee ci àll bi kuy dem ak foo mënti na nga dem poste frontalier buñ lay may nga jàll buñ lay arrêté nga arrêté mais nëbbatu di daal ci àll bi moo garaaw parce que loolu moo yokk feebar moo tax demandé nañ commissaire de police demandé nañ ministère de l'intérieur ñu renforcer ñu ay forces de l'ordre ay agents policiers ñu ñëw de temps en temps taxaw ci frontière bi ci àll bi pour éviter circulation personnelle parce que loolu aussi lu am solo la parce que dem beeg dikk bi te maîtrise la mën na indi problème grand place aussi na gaañ wàññi jotaay yu yàgg yi alors ceet amatul fi mbooloo yi yëpp arrêté nañ ko muy ngénte muy ceet te dem nañ également ci jumaa yi ajuma ji ñaan nañ ne soo way jumaa yi aussi nañ ko tëj waxtu ajuma parce que loolu aussi mesure yooyu moo tax ñu protéger askan bi am nañ yaakaar ne ñëpp dégg nañ ñu parce que campagne bi ñëpp ci bokk du maire mooy def campagne du sous-préfet ñëpp ci ànd amul parti politique amul mouvement citoyen ñëpp ci ànd nekk benn marche yi dañ jël ay dispositions pour nettoyer ko mais pour le moment mobilisation yi jotaay yu bëri yi yooyu lañ bëgg mu wàññeeku. ñu daal di nag dikk bile xibaar Soumaïla Cissé xibaaru bitim réew ca Mali mooy leader opposition bi gën a mag ca Mali moom nag gis nañ ko dafa réeroon nag ay ayubés a ngi ni réer boobu nag moo ëlëm askan wu Mali ba tax nag ba mu feeñee coow lu ne kur ca dëkk boobule dinañ ci daal di dikkaat ci suñu xibaaru 22h yi ak suñu naataango ba ñu teewal ca Mali di Sori Maïga
fii lañ koy yemalee ndax waxtu wee ñu dab jaajëfal nag ñiy woote yëpp ñi nekkoon ci ligne bi jéggalu ba ëllëg yi jàmm dina am yeneen jotaay ci wàllu nag wax sa xalaat jaajëfal bu baax a baax Assane Thiou nag Alioune Badara Socé ñoo nekkoon ci sottandikukaay bi 22h Adja Ndeye Khady Diop dina ñëw ci xibaar yi ci yaatal mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér la am ak mën a fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.